asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil li nga xam ne kofta bi nga xam ne dañ koy farci tey moom lañ leen indil donc mu nekk bu ginaar la ñuy defar tey pour loolu nag dinañ soxla viande hachée de volaille donc mu ngi ne la dinañ soxla aussi suñu laaj bi nga xam ne dañ ko mélangé ak poivre noir bi voilà nga xam ne dinañ soxla aussi suñu épices yi donc tey ñu ngi choisir ail en poudre oignon en poudre suñu mélange d'épices poivre noir sel ak aussi tuuti cumin su la neexee nga def ci jinjeer wala nga bàyyi donc dinañ soxla aussi nen ma am ñaari façon benn bi dama ko baxal beneen bi baxaluma ko nen bu raw la donc boobu la ñuy def ci mélange bi dinañ soxla aussi quelques yeneen ingrédients rek yoo xam ne moom la ñuy defaree ci viande bi nga xam ne moom la ñu assaisonné muy tuuti poivron boo ci am rek dinañ soxla aussi tuuti kaani tuuti persil ak tuuti oignon donc sans plus tard ak aussi bala may fàtte chapelure ku bëggul chapelure mun nga ko omettre nga utiliser par exemple su fekkee da nga ko bëgg a def loo xamante ni dina gën a sain sax bu la neexee nga utiliser farine de coco su fekkee accessible na si yow nga xam ne du am gluten surtout ñi nga xam ne dañu am gluten intolerance ñi nga xam ne du seen système nanguwul gluten donc ñoom mun nañu utiliser farine de coco wala poudre d'amande du si feeñ du def dara donc sans plus tarder duñ def rek lu du ànd ak yéen si waañuy bismillah voilà gis ngeen donc dëbb nañu kii da fejet nañu suñu ingrédients yëpp dañ koy daal di jël mixé bismillah lii moo tax mu nekk kofta parce que bu fekkoon ni kii kese la comme farci rek ni ñu xamee farci Sénégal farci yàpp noonu kese du aajo ingrédients yi yëpp daal di jël suñu cumin voilà daal di jël aussi suñu poivre noir damay dolli jël aussi onion powder mooy oignon en poudre je vais faire assez libéralement jël aussi ail en poudre garlic powder suñu mélange d'épices daal di jël un peu de sel salt voilà ñu jël aussi li nga xamante ni moom mooy suñu chapelure breadcrumbs bu fekkee ni par exemple utiliser wu leen chapelure ñi nga xam ne dañuy utiliser farine de coco wala poudre d'amande donc farine de coco bi benn kudd bu ndaw doy na voilà baax na nii léegi nag ñu daal di ñëw mélanger avant ñuy def suñu kii bi avant ñuy def suñu nen bi donc dañuy mélanger ba pare après door a non attends avant may mélanger sax fàtte naa sama ail bu tooy bi mélange ail garlic ok donc ñu ñëw mélanger léegi incha allah bismillah ok comme d'habitude rek bool bi ndawati na
donc ni lañ koy mélanger rek après ñu ñëw wan leen incha allah. gis ngeen def nañ suñu mélange bi ba pare donc j'ai trouvé que ni man aajowul may def nen bi j'ai pas dama ko omettre quoi parce que ni mu kiyee nii ni mu dangee nii baax na. tey jii su fekkoon ne par exemple dama jëloon soble bi râpé ko daal di gratter ko daal di jël tooyaay ñeexu soble bi voilà ndox bi nga xam ne jus voilà jus soble bi xent ko donc bu boobaa dinaa mën a def nen bi parce que dina xaw a dëgër loolu mais instant bi jus naturel bagage yépp ñoo ci nekk nii donc moo tax fi mu nekk nii am na tout humidité bi ma soxla daal tooy na ni ma ko bëggee donc léegi dañuy daal di ñëw jël nen yi nga xam ne moom la ñu baxaloon daal di koy def boulette donc def farce bi comme li may wax rek toujours bu ngeen xoolee suñu farce bi li ci nekk yépp anti-inflammatoire yi am ay anti-inflammatoire la am na aussi ay antioxydants ci biir donc ba pare boole ci ñu ñëw def viande bi nga xam ni mooy kii bi volaille bi mooy xar pas xar ginaar gi voilà parce que ñu bari léegi mënuñu lekk viande rouge parce que seen régime alimentaire peut-être du leen ko permettre donc il faut ñuy bàyyi xel tam ci ñooñu mais ku bëgg par exemple lii nii mun nga ko substituer nga def ko ak viande hachée comme ñun niñ ko xamee au Sénégal de bœuf wala bu xar ou bien même poisson muy jën bi bu jën bi boobu aussi am na beneen version la donc defaroon naa fi farci jën mais pas bu am nen bi ma defoon mooy version sama yaay laa defaroon nga xam ni amul nen amul dara dama ko tayoon mais beneen yoon incha allah dinañ leen indil boo xam ne bu jën bi la te nga xam ni day am nen bu ko defee ngeen mun a gis tamit que ni boobu option tamit mi ngi fi donc voilà gis ngeen mi ngi nii damay jël rek teg ko ci benn récipient man loolu laa waroon njëkkee sax de il faut ma dem raxasu ji parce que dama koy dugal après ci frigidaire bi juste le temps muy sedd ak affaire yooyu nga xam ne buñ ko toggee du tas parce que fas yéeneew ma ko laxas voilà xaaral ma ñëw diw ci tuuti diw comme ça mu leer ma ni du coller du def dara voilà ci plateau bi laa koy def donc damay def tuuti huile comme ça du coller donc voilà suñu farce baa ngi ni voilà on refait la même chose damay tooyal sama loxo rek pour nga xamante ni dina neex a dànk soo gisee may jël boule yi di ko def boule comme au lieu de ma ñëw rek def ci nen beeg affaire yooyu former boule bi dama bëgg lépp dajaloo ba mu leer ma ni lii chance pour mu xar su ma ko defee du bari voilà donc mu ngi nii laa koy jël rek dugal ko ci frigidaire bi bàyyi ko foofu ba ma koy soxla incha allah. voilà gis ngeen léegi dañuy daal di ñëw daal di jublu ci suñu farce bi incha allah donc li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw def tuuti diw man duma ko saaf ci diw bu bari tuuti dama koy sauté rek bismillah xaw ko jox couleur su ma neexoon tey jii mënoon naa ko tëmbal donc même diw bi moom laay toggee aussi suñu kii bi suñu sauce bi donc dama koy def comme genre touffé après dinaa leen wan donc mais day nekk comme genre touffé ginaar daal pour par exemple bu amoon tey jii koo xam ni yem na ci soit je sais pas kii dafa saf boulet yi xaw a saf kaani sama loxo wala genre yu mel noonu wala mu bëgg rek lekk ginaar noonu kese dina am possibilité boobu tamit donc mu ngi nii léegi dañuy daal di ñëw rek sauté ko légèrement bu ko defee bismillah couleur rek lañ ci soxla voilà parce que après dinañ ko yeggale ci biir kii bi ci biir cin bi incha allah léegi nag bu fekkoon keneen koo xam ni moom dafa bëgg saaf kii bi boulettes yi comme niñ ko xamee ak farce def ko ci diw bu bari aussi mun na ko def saafee ko foofu ba mu ñor après dindi ko bu ko defee avant muy togg soosam mu wàññi diwam ak yooyu togg soos bi
nga lii moo tax teg ko mu reposer baax parce que du xar quoi. Voilà. Voilà comme ni ñu leen ko waxee rek donc sauce touffé bi dañuy defar nii lii ginaar la mooy yi may dagg noonu comme bu may defar dibi ginaar donc moom rek laa jël daggate ko bismillah xaaral. donc yi may defaree dibi ginaar moom laa génnee rek bu ko daal di koy kii ñëw dañ koy sauté nii fii ba mu xaw a doore après ñu daal di def suñu soble yeeg bagage yooyu noonu donc lii la ñuy booleel ak suñu farce yi ku bëggul def lii yëpp étape bi da ngay defar rek sa sauce boo xam ne moom ngay booleeg farce bi muy sauce soble bu am moutarde ak yooyu nga boole kook farce bi mais ñun nii lañ koy def après nga xam ne ku si tombé rek incha allah di nga ko mën a lekk donc ñu fexe ba yëpp ginaar yëpp laal déw bi voilà donc ñu daal di ñëw continuer nag léegi dooreel ko tuuti bu ñuy ëlbateek yooyu après ñëwaat ak yéen. soble bismillah ku mu neex nga mariner ko auparavant man nag comme damay yàkkamti toujours du aajo sax tey jii ma koy mariner parce que temps bu muy togg fii pour dem bay lax dina am cafka bi yëpp dina si dugg bu baax incha allah ñi dañuy def rek sauté ko tuuti avant ñu fiy def ndox bi nag léegi pour mu kii pour nga xamante ni dina ko togg ba mu ñor. ma si def sel bi comme ça léegi mu commencé génneel ma ndox parce que couleur bi laa doon wut pour nga xam ne suñu sauce day doore voilà. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mu ngi woon nii ñu indiloon leen tey mu nekk nag recette bu neex donc mu nekk kofta bi nga xam ne dañ ko farci ngeen gis ni mu rafetee moo tax ma daggal leen ko pour comme ça ngeen am une idée si biir nu muy mel mu ngi rafet ba bëgg a dee macha allah donc mu ngi nii neex oyof ñu boole ko ak suñu tufe ginaar bi nga xam ne moom la ñu def si digg bi noonu pour ki nga xamante ni par exemple soit kofta bi xaw na saf kaani si moom wala mu bëgg a boole ñaar yëpp rek donc mu nekk noonu ngeen gis ñu daal di defar aussi suñu benn suppu tomate bu gaaw neex loolu te oyof boo xam ni ma jox leen une idée rek mën nga ko lekk avant après bu ko defee ngeen toog waxtaan def li ngeen def yëpp bu ko ba avant ngeen di indi plat de résistance bi donc mu nekk kofta bi donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy may rek képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames di ko may aussi suñu sister Hatch Ndiaye Sey ñu ngi la koy may di ko jox sister Marie Diédiou ak aussi sister Fatima Ousmane Kane ñu ngi la koy jox ko sama doom baay yi aussi Fatou Fall ak Maj Fall tey ñooñu lañu may recette bi di leen wax ni essayé leen ko neex na loolu macha allah man foogoon naa ne du ma yàq dara parce que gars yi si waañ bi lañ ko doon fekk avant may yàq di si gaañu laa lay wax ni di leen wax ni
bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko liker mais aussi su amee kuy seetaan te abonné wul mu abonné comme ça suñu dugalee dara rek mu mun ko notifier en temps réel te bu mu fàtte appuyer cloche bi aussi di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah